Fatou Diagne jaana koy mujjee dafa mel ne loolee mooy bëgg a dal waa Institut Pasteur ubbi l'Observateur yéenekaay bi bind na ne coronavirus bi dugg na Institut Pasteur ci liggéeykati Institut Pasteur yi am na ci ñoom juróom-ñeenti nit yu fa amee coronavirus am ci ñoom kenn ku fa jot a faatu juróom ya corona ci Institut Pasteur journal bi nañu ñett ña ay chauffeur lañu yeneen ñaari waxuñu lan la ñu liggéey ka faatu ci Institut Pasteur ndax coronavirus ci chauffeur yi la bokkoon keroog talaata ay 4 heures du matin ca la faatu ma nga faatoo ci l'hôpital Fann ga ñu ko doon faje mooy fanweeri la doomu aadama ak juróom-ñetti gi coronavirus bi rey ci réew mi docteur Amadou Sall mi yilif Institut Pasteur wàll L'Observateur nee nañu bi ñu jokkoo ak moom doon ko laaj ci li xew li mu leen wax moo di li ngeen may wax mënuma leen cee tontu ndax dafa guddi te maa ngi sama kër ak lu man di xew journal L'Observateur wax nañu ne ca foofee di ci Institut Pasteur liggéeykat ya fa nekk ku ci toog ci nen du toj ndaxuk jaaxle ñi amoonuk jaaxle ci ndax Sénégal dafay génnee ni waa kinin gi ci pajum coronavirus gi ni ko waa organisation mondiale de la santé santaane tontu laa ngi ci Le Quotidien Sénégal awagul yoonu mbaa mu am yéene génnee ni waa kinin gi ci paj mi mooy le journal bi bind mu xamal ñu it ne jànge nañu ci AFP kàddu yu tukkee ci docteur Abdoulaye Boussa muy wax ne paju mi ak ni waa kinin gi du dakk fii ci Sénégal professeur Moussa Seydi ak i gaayam duñu ko bàyyi am na it beneen agent buy liggéey ci centre de traitement bu nekk fii ci réew mi bi journaliste yi quotidien yi jokkoo ak moom ci téléphone li mu leen wax moo di gisuñu lu war a mën a tax ñu dakkal ni waa kinin gi ndax ba ñu ko tàmbalee jëfandikoo ak léegi ngëne rek la ñu ci gis professeur Moussa Seydi mel ne ku koy dëggal ci xët mu njëkk L'Observateur ne ma nga fay wax ne ñi faatu ci réew mi ndax coronavirus amu ci kenn koo xam ne li ko faat mi ngi jugee ci ñi waa kinin gi ñi faatu ci corona bi la Sénégal nee nañu am na ci ñoo xam ne bañ leen bëggee suul ci armée jàmm gën yi démb coow lu rëy la fa jur ni ko askanu Malika wi defee woon bu yàggul taxaw ne kenn du suul ci seen armée yi ku faatu ci coronavirus bi waa jàmm gën it noone la ñu ko defee démb waa pompi yàgg waa service d'hygiène ak waa Croix-Rouge yi indi woon néew yi bëggoon leen a suul ci seen armée yi ñoom la ñu song yàq seen i wata laatr bi nañu ci jàmm gën si Kambaaw fa la xewee gaañ nañu fa ñeenti nit yàq fa ñetti wata watab pompiya watab service d'hygiène ak watab Croix-Rouge néewi Covid-19 yi la askan wi ne kenn du leen fa suul ñu xooli ci source wa leneen coow lu sulee ko ca Touba kuréel ga ñu fa sampoon ngir mu dugg dëkk bi ngir xool ndimbal la ñuy séddale ana ñan ñoo ko yeeyoo ci askan wi mu di comité de ciblage pour la distribution aide alimentaire yéenekaay bi nee nañu ci comité boobee daf ci am koo xam ne dafa feebaroon ba ñu defee ay test ci moom résultat yi dikk wane ne dafa corona loolee nag moo tiital ñu bari ci dëkk ba yéenekaay bi nañu ceeb biñ doon séddale askanu Touba ak li ko wër jamono ji dafa mel ni ci ñoom ordre sawel mujj na leen a wex xat ndax waajoojee ñu ne dafa corona fu ne la daan dugg am na ko xamal waa source waa ne waa ji daawul jug ca mairie ba bañ na ko ba am na réunion buñ doon def ca mairie ba alxames ji weesu waajaa nga fa woon toog Sud Quotidien xëy taxaw ci aide alimentaire gi mu di dund gi ñuy baaxee lenn ci askan wi seen bët xonk ci jamonoy coronavirus bi yéenekaay bi wax ñu ne bari na ci askan wi ñoo xam ne boobu ba léegi ñoo ngi toog di xaar seen wàll ci dund gi jotaguñu ko ci fukki région ak ñeent yi nekk ci réew mi juróom-ñaar kot ñoo ci jotagum seen wàll Ndakaaru nag daanaka moo ngar daaju lépp ne un quart de kit yëpp fi la des néew ji doole yi ñu fàtte ci yëf yi Sud nee nañu président Macky Sall nee na Mansour Faye na ko lijjanti nu mu gën a gaawee li dul neex a lijjanti enquête dina kay xëy na di ko lijjanti mu di air bu bon bi ñuy noyyi ci dëkk bi nan lañ ko mën a dundee ak coronavirus bi gis na ne ay risques yu rëy ñoo ca nekk gis na it ne solu masque mi lu ñu war a faratal la fii ci Ndakaaru ndax air bu bon bi ñuy noyyi Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances gisuma ko waaye xam naa ne war na noyyiwaat ndax Vox Populi xamal nañ ne defal nañ ko ay test ci coronavirus bi test ya résultat yi génn na démb la mu wane moo di dara jotu ko enquête dina kay dañu waaye ba léegi terewul moom Abdoulaye Daouda Diallo dañu ko quarantaine ndax àjjuma ji weesu dafa amoon audience ak Alioune Sall mi corona bay faju ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay mariste ak la fa xewoon bésub korité di xale yu góor ak yu jigéen yi daje woon ci appartement di def seen yëfi saay-saay L'Observateur nee nañu coow loolee teere ji na police ci naka ñi doon def loolee am na ci ñoom kenn koo xam ne waa sûreté urbaine teg nañu ko loxo benn xale bu góor la ñeneen ñi ci desit ñoo ngi leen di wër comité keneen ku ñu jàpp ndax jëf ju ni mel Vox Populi nee nañu moo di xale bu jigéen bii di Rango moom it ab yendu parti la bëggoon a organiser ci l'hôtel bu nekk Ngor waa dig fekk ko fa moo ko kiligam jël leen yóbbu. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi dañu koy door ak waa Sud Quotidien ñu ñuy waxtaane dund bi nga xam ne dañu ko jagleel askan wi nga xam ne dañoo sonn ndax Covid-19 bi le askan woowu nag ñu bëri ci ñoom jotaguñu liñ leen jagleel bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication ñu ngi ñuy fàttali ne ci fukki fan ak benn ci weeru avril la ñu dooroon opération yi jëmale ci wàllu ceeb bi ci ñaari fan ci weeru mai la ñu ko def ngir suukar si diwlin bi saabu ak yeneen ñam yi nga xam ne moom lañ jagleel boobule askan suñu naataangoo yi di ñu xamal ne fi mu toll nii nag juróom-ñaari région dong ñoo jot lañ leen jagleel muy Ziguinchor Kolda Sédhiou Kédougou Tambacounda Matam ak Ndar Géej bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba ministre bi ñu dénk wàllu développement communautaire di Mansour Faye di toppatoo wàllu séddale boobule moom moo ko xamle ginnaaw gi mu dajeek comité bi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo force Covid-19
suñu naataangoo yi di ñu xamal ne bu ñu méngalee nag yóbbu bi nga xam ne moom la ñoñu général François Ndiaye yóbbu ci askan wi dund yooyu le ak séddale bi nga xam ne ñi ñu ko dénk mooy ñi nekk ci gox-goxaati nag lenn leer na mooy daal askan wi moom bu yeboo rek ñu muñ xam ne jotaguñu ci dund googu nga xam ne dañu ko méngee sarax boo xam ne nguur gi moo leen ko jox. Dakar moom waxul dara ndax ci ñeenti pàcc yoo jël ci yooyu le dund benn bi fii la des yéex bi ñu nemmeeku ci séddale bi ak it fàtte yenn ci askan wi nga xam ne sonn nañu lool te yittewoo ko moo taxit njiitu réew mi daal mi ngi soññaat kii di Mansour na fexe ci li mu gën a gaawee yooyu le dund yegg ci seeni borom. ñu wax nag jëmale ci wàllu mbas mi ci suñu réew mi ngi wéy di law bilangu àllarba démb bi nag moo koy firndeel ñaar fukki malaat sonn lool nekk ci Sowétas juróom-ñeent fukki malaat ak ñaar yu yees te fukk ak ñaari bawoo ci lii ñu duppee transmission communautaire limu ñi faatu ndax mbas mi le yegg léegi ci fanweer ak juróom-ñeent ñu des ci faatu yooyu nga xam ne mi ngi bawoo ci Covid 19 bi ak waa Tribune ñu ñi xamal ne démb ci jàmm gën si kàmbaaw nag askan wi ñoo taxaw temm ne kenn du fa robee kenn koo xam ne dañoo xalaat ni Covid 19 boobule moo faat ba kenam rob bi lu métti la woon bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi ñeenti doomi aadama jot nañ ci am ay gaañu-gaañu ñu toj fa it ñetti woto waalaas di fellu waa Tribune di ñu xamal ne ca jàmm gën nag moom toj nañu ambulance su sapeur pompier ak waa Croix Rouge jàmm gën daal dañ taxaw temm ne rob bi du fi am ñu gàddu seeni yet dal ci ñi nga xam ne ñoo indi niw bi foofule suñu naataangoo yi di ñu fàttali ne lii nag dugguleet ndax talaata bi ñu génn askan wi faree ca Malika ñoom it ñoo taxawoon temm ne kenn du rob foofule kenn koo xam ne dafa faatu ndax mbas mi ñu des ak mbas mi ak tolluwaayam ci suñu réew ci ñaari fan ci weeru mars ba tey jile junni ak juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti doomi aadama la ñuy faj fi mu toll nii ci centre de traitement yi junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn yi nag jot nañ cee wér loolu yóbbee ñu waxtaane li nga xam ne daal moom la ñu jàpp ne mooy wéral ñooñu le di hydroxychloroquine waa Soleil ak waa L'Enquête di ñu xamal ne donte OMS day tere ñu jëfandikoo chloroquine sunu réew moom dana wéyal boobule traitement ki ka xamle mooy docteur Abdoulaye Bousso jiite centre opération d'urgence sanitaire loolu nag mi ngi ko dénk suñu naataangoo yu agence française de presse ñu des ba tey ci wàllu mbas mile ak jafe-jafe ñi am ci wàllu nokki ci Ndakaaru njaay waa L'Enquête ne lii daal dalul xel benn yoon sol masque moom fi mu toll nii ndigal la war a doon ci Ndakaaru suñu naataango yi jox ci kàddu docteur bile di Yacine Dia nee na ñi dëkkee ci Ndakaaru li leen yoot mooy ay cancer yoo xam ne dafa jëm ci seen dënn L'Enquête di ñu xamal ne ci juróomi oto yiy daw ci Sénégal nag ñetti yëpp ci capital gi la ñu féetee waa Soleil nag ñoom tey jii li leen soxal mooy wàllu jiwu ji bay dundee ak ki xamal ñu ne météo xibaar yi mu génne dal na xel bu baax a baax moo tax it campagne agricole bu ren bi leen am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñu jox ci kàddu ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu mbay di Moussa Baldé mi ngi xamal ne ren ji le nag ci wàllu wirgu yi nag liñ ci xaar mooy 7 millions ci tonne bu toftalu benn poñ suñu naataango yi di ñu xamal ne ren ji nag nguur gi dafa gën a dugal loxoom ci poosam ngir campagne agricole ren gi le mucc ayib bu ñu jógee ci Soleil jàll ci Libération ñu ñuy waxtaane contrôleur impôts et domaines bi nga xam ne nag moom wàllu suuf soxal na ko lool Babacar Dia mi teg loxo ay suuf yu bëree bëri parcelles yi nekkee ca Almadi ak Yoff ñu ngi leen doon jaayee ci diggante fanweeri million ak juróom fukki million ci kopparu CFA juróom-ñaari doomi aadama yoo xam ne kii di Babacar Dia jaar na seen kaw ñoom la waa sécurité urbaine ràññee fi mu toll nii ñoom ñooñu la nag jël nañ liy tolloog ay téeméeri millions ngir am kër wante gisuñu dara Vox Populi di ñu waxtaane mbiri doy waar yi nga xam ne moo am ca Ngor ak ci cité mixta rangu ak i ñoñam waa dik teg nañu ko loxo ñoom daal dañ doon amal seen benn yendu boo xam ne wute naag yendu yi ñu xam ci benn hôtel ca Ngor waa Vox Populi di ñu xamal ne ndaw yi nga xam ne ci bésu korité bi dañ doon def naka sa dul noonu ci cité mixta teg ci filmer ko yónnee ko ci réseaux sociaux yi ñoom ñëpp teg nañu leen loxo stade di ñu waxtaane wàllu Crépin ne Crépin daal fi mu toll nii ci jeexi jaaxa bu mag la nekk dem am des ca Bruges loolu daal moo tere nelaw Crépin ci jamono yile waa Milan AC Watford ak Ajax ñoom ñëpp ko soxla fi mu toll nii Sidath Sarr di entraîneur bu Gorée moom nee na Crépin daal li gënoon mooy mu des ci Belgique at bile ñu wax ba tey ci wàllu tàggat yaram ak les échos bi jox kàddu Baba Tandian dal na bu baax a baax si ki jiite fédération sénégalaise bu basketball Baba Tandian ni kii di maître Babacar Ndiaye ñun ñëpp daal la nax ñu jeexale kook waa sunu lomb ginnaaw championnat de lutte avec frappe ñu duppee ko CLIF ak TNT bi nag yéen tournoi yu yees lañ mën a amal jëmale ci arène bi balaa ñuy am tontu li nag fii li ñuy yemandi ci li gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm
difficile. 4 individus ont été blessés, 3 véhicules caillassés. Restons avec le refus d'inhumation des victimes du Covid-19 avec l'AS. Diamaguène saccage les ambulances des pompiers et de la Croix-Rouge. Diamaguène est conduit le cortège funèbre à coups de gourdin. D'après nos confrères, mardi dernier, ce sont les populations de Malika qui s'étaient opposées à l'enterrement d'un mort lié au Covid-19 dans le cimetière de leur localité. Les rangs de l'armée fissurés par le virus, 20 soldats sont testés positifs à l'intendance. Selon Critique, sorti fraîchement du centre d'instruction de Dakar Bango et appartenant au contingent 2020-2021, ces soldats testés positifs au Covid-19 ont été acheminés dans la plus grande discrétion au centre de traitement de la base militaire de Thiès pour y subir des soins. Depuis le 2 mars dernier, 1628 patients sont sous traitement et 1586 déclarés guéris. Justement, le Sénégal va continuer le traitement avec l'hydroxychloroquine, d'après Le Soleil et l'enquête, malgré l'interdiction de la chloroquine par l'OMS. C'est ce qu'a déclaré le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, interrogé par l'agence française de presse. Restons avec l'enquête et la Covid-19 et pollution de l'air. Une cohabitation à haut risque souligne